et de musique comme ni ñu koy defee saa su ne. comme ni ñu koy defee tous les soirs fii ci Sen TV rendez-vous bi dafay doon ñu jëm ak yéen ba 19h ci divertissement donc tey xéwal gi dina fi bëri comme d'habitude information yi dina fi bëri waaye itamit bu leen fàtte mukk di ñu suivre ci sunu ay plateformes digitales wax nañ leen ko ci lañ moo ñu permettre ñun ñu leen di jox ci xéwal gi à chaque instant donc wéy leen di ñu suivre ci page Facebook bi Sen TV l'officiel wala ci YouTube bi D-Media lu ngeen di seetaan rek commenter leen partager bu ko defee fii ci kanam ma tànn fa ay numéro jox leen ci xéwal yi maa xéwal. noo def. yaa ngi am jàmm de. j'ai la pêche. non moom ndam yi yaa ngi ci jàmm de. maa ngi sant yàlla bu baax. comme d'habitude. waaw yaa ngi sant bu baax. bu baax kay. alhamdulilah. alhamdulilah maa ngi leen di nuyu Nafi Dieye di nuyu ñi ma bokkal plateau bi ak suñu mbokku téléspectateurs tamit yi toog di ngi seetaan à travers la Sen TV kon nag bu ci kanamee léegi rek ñu daal di ñëw ak produit Uniparc yi comme d'habitude muy top 10 mais tamit li nga xamante ni mooy xéwal yi ñuy maye ci 88 628 89 90 wala 88 628 28 28 léegi lay doon Nafi Dieye Mouhamed. ayca léegi lay doon mais néanmoins woy leen di réagir en masse surtout si réseaux sociaux yi ndax moom Maman Diallo dafa nar a may ñaar ba ñetti nit ku ci nekk fukki junni ci suñuy xaalis ayca ba tey. 88 628 89 90 wala 88 628 28 28. bu ko yàlla neexoon bu ko yàlla neexoon mu def leen paañ wala petit cola wala ndiir wala jinkom moom bu ko yàlla neexoon mu def ananas wala laki wala soo wala dendet wala jinkom moom bu ko yàlla neexoon mu def leen niir la ba ngeen tàcc parce que il est mignon il est attirant ak mignon foo ngeen may tàpp ak mignon booy wax damay génn ak mignon il est attirant il est sympa waaye am 14 kay ñaañu gaañu samay lemul xoogu cuy bilay ma jantal waaye gàttu ma njoolu ma tay tubaay laa yor ku ñàkkoon am na daa woon sangu piscine amoon ay gel waaye samay lemul léegi daa xoogu coy maa ngi sangu piscine waaye di nage en voiture dorée voiture kilim waaw sabour kilim bila maa mi ñëw waaye ku ñàkkoon am na moomoo ku ñàkkoon bi commencé am waay il est mignon gala il est attirant c'est bon waay waaw moom yaa dégg waay ak mignon li way bi may way maa ko way sama bopp dama xasa woon xunnu di sawlal léegi dootuma sawati lal boobu yoo fa jàll ko yàlla xara àjjana gaañu na ay momo maa gàttal neele samay leemu dama xoogu coy li ma daloon denc muy gaaw a daanu léegi normal maa ngi def lu ma saf ay momo maa ñàkkul waay il est attirant il est sympa waay bilaay waay maa xew waay xoolal boo bi may way sama yaay Awa Balde ku baax ku mignon ku galant
jàppale ci lu bari dama ñëpp bàyyee moo ma téye di ma jox lekk di ma jox añ di ma dugal ci otoom ñuy ànd di fo di lekk yàpp di nager di sagu piscine ay aw bal na waaye basa damay ubbi rek parce que xam nga xale bu nekkee ci yoon di waaj loo xam ne dafa rëy damay répété nii di waaj loo xam ne ndawut muy le 19 juin Grand Théâtre Esplanade Pawlish di ko tëgg mais man xam naa ne du neex dina fees dell mais xam naa ne du neex parce que mënu maa way waaw xam nga nit du ndax boppam te bëgguma lekk àq dëgg la te xale la bëgguma lekk xaaju jàmbur xëy suba may am ay feebaru fibrome wala may jabet te àq la te nag moo tax lu may lekk damay bëgg mu daggan xam naa ne soirée bi dina fees dell mais barke alxuraanu karim du neex ma te xam naa ne li koy neexal du man ku fay way indi bu yowoo nga ñibbi parce que ay way moom ku fay indi bu yowoo nga ñibbi parce que doo way lu baax doo way lu neex ma bëgg rek ngeen bàyyi ko xel di nuyu Cheikh Diop bàyyi yan ma nee naa Pawlish dinaa la may 2 millions sa Grand Théâtre xam nga ñoom déjà bii jeex na te dara xewagul léegi Pawlish da ngay toog ne non da ngeen may fëggal foofu ma toog parce que léegi dootuma toogati n'importe xaw ma nag parce que moom mën ngeen ci def lu leen sax pour ba xeewi kenn damaa sol yéen xool loolu ko fëggee rek wala ma taxaw fii rek léegi tànnal ku la koy fëggal fii wax donc nga tànn ku la koy fëggal fii ma xool kan moo jël sama xaalis sànq ku jël la sama xaalis bu ngeen fii dama ku jël sa xaalis muy ñaaw de kan la ku jël xaalisam nag ko delloo waay ku jël sama xaalis te xam na ko ah bon kon ki ñaar xam na ñett am na ku jël sama xaalis sama poos ku jël fii sa xaalis xool ne rek seen biir waaye nit xam na moom lii nag bu xool kii moom jëlul sama Bakary la xanaa moo jëlul sama xaalis Bakary jël nii Bakary jëlul sama xaalis kii ñii jël sama xaalis daal ñii fii daal may xam na li ma ko wax waaw xam naa li may wax bu baax mbaa du mbay kon du mbay mbay tegoo ma ko suba ba tey non du ki ma jege daal ba dee ma am na lu ma jël sama poos te nag bu nekkee nit bu nekkee nit di doomu jullit bu nekkee nit rek di doomu jullit da ko fëgg rek fompal rek am na mu solo waaw fompal rek foofu bu ko xom rek dama koy may ci xel mu dal fompal rek non non moom mooy boobu dafa solution mooy Cheikhu la déedéet mooy Cheikhu non mooy Cheikh bi dafa solution non non kon baa ma toog parce que mooy bi dafa kon tooga wala ma foog dëkk bay yóbbaale sa micro Cheikhu xam nga Cheikhu jabar bi tey la anniversaire am Zara moo tax Cheikhu ku intelligent la. waaw dëgg la. toogal Pawlish nee naa la fi de nga naa la may Cheikhu ci bisu Zara gi. te ñoom tey nañu football. Cheikhu li ma commencé suivre dafa grave sax parce que li tax ma suivre ko mooy lan. joueurs yu bëri bu ñu mel ni Cheikhu Kouyaté kon Sénégal am chance. parce que man mënumaa tàgg nit parce que yaruma damaa xaw a réew. pardon parce que damaa lekk coca damaa naan coca lekk glace moo tax soit ma géer pardon Cheikhou li tax kii lu muy signalé nii loxoom mi la soo gisee ma tagg Cheikhou tey wala may indi moyom mosuma indi benn moyo jour benn xaritu jour la muy Pape Abdou Cissé. mais xam nga li ngay wax nii feeñu télé parce que Zik FM nga nekk nii boo tourné la ngay dem Sen TV yaa ngi feeñ gis nga yaa ngi nii. waaw mais benn rek wala du benn kon micro jàmm ngeen yor yaa ngi comprendre ah su ma pourtant li wax Cheikh dafa sérieux demal leen bàyyi. waaw yéen ngeen maa min ba yéen say wax ci kenn nawuloo samay wax yéen ngeen baa xam wax bi mu wax Cheikh dafa xaw a sérieux parce que ci biir koor gi ba koor gi desee ay 2 jours dafa am benn xaritam bu ma woo tudd Mika ba xaw ne ma Pawlish ma ne ko mu ne foo nekk ma ne ko maa ngi sama kër mu ne ma nit buy dox lu baax da ngay bokk ci Cheikh Kouyaté dem campagnat plus su jigéen ñi indi fa ay dons yoo xam ne mën na 5 millions wala 6 millions ay meew saako ceeb ay nana firi doom wax bokk ak suñu dons yi lépp ci àddina te joueurs yi sénégalais yi suñu meloon ni moom Sénégal avancé ba pare jëlal leen ay avocat lu doy waar jëlal leen ku ci am problème avocat mu jëlal la kon Cheikh def na lu baax moo tax joueurs yi nañu bàyyi loolu xel parce que lu baax xaalis football ni xam nga xaalis football baaxul boo tekki woon ci football es bi ñu wax loolu de barkes alxuraanu karim billaahi wallaahi maa ëpp xol ci lu yàlla bind mais suñu borom nag xol bi may yor moom la Cheikh yor moo tax Cheikh def lii mu def jël ñëpp avocat ñëpp jigéen ñi fan yii mu jël avocat kon loolu bu ko defee damay indi moyen pour defal ko lu baax parce que ku baax la nit ko jour bu mel noonu Sénégal c'est rare bu jour yëpp meloon ni moom c'est bu jour yi dañuy ñëw dem almadi jël benn bité yàlla ñaari bité di way ami loo wakki ku manqué non dëgg la loolu ñoom seen bagage loolu la te jour yi bari doon seen xeetu oxataale rookal bu jàpp dañuy sangu de non bu dee da ngay retaan ma bàyyi micro bi bàyyi
demal ñu ngi lay joueur lan la ñuy def Almadies. Almadies la ñuy yore seen oto. waaw dugg ci am na joueurs yoo xam ne duñu signé contrat pro de. dañuy signé ay keew xam nga xale jigéen ñi xamuñu équipe bu tudd keew. waaw ñu ne seen mooy rek ñu ne Cheikh foo joué ñu ne mi ngi tudd keew. mu nekk mu ne la mi ngi nekk ay Maroc ay Dubaï wala jël seen mooy bi ci ay xam nga joueurs yi xam nga loolu dafa yomb. ma nekk Paulus par exemple jël sama mooy bi ci équipe bu tudd Xeeru Touba. ñu bind ci loolu ñu bind fii laay fël Xeeru Touba lay joué. merci chérie merci chérie. merci c'est gentil chérie. léegi après. waaw xam nga xale jigéen da doon naïf ñoo gën a naïf ci lu yàlla bind. des jours yi billaay wallaay am na ñoo xam ne ñu ngi joué ay Guinée Conakry lay joué. bind ci mooy fooy joué mën na suñu kii xam nga nu mu tudd muy tudd Lingo xam nga Lingo da koy dagg Lingo lañ ci wax Lingo. waaw sama joué bi Lingo lañ ci benn. non man gis naa ci yu bëree bëri gis naa moo tax xale jigéen il faut ngeen vigilant ci jour yi il faut ngeen vigilant ci jour yi. am naa faru pro la ñuy wax. am naa faru pro fu muy joué mu ne Lingo lay joué Lingoom la léegi jour yi léegi seen moyens yi lay tàppe yu bëree bëri jox ko booy yi dawal seret sama commune fii la joué Lingo te Lingo du dara Cheikh Kouyaté daal lii moom leer na naññ fi muy joué ak Pa Bou Cissé bi joué Saint-Étienne loolu leer na naññ mais ñeneen ñi ma xaw ma ci ñoom dara mais Cheikh Kouyaté moom joué parce que ku joué mooy def don sa dëkk sa réew mais xale yi 1 million billaay wallahi 450 000 lañu fayee ko bu ñu fayee seen kër yi ba pare ay 1 million 500 lañu dese dem Almadies teg jël bitey benn bitey 120 000 gis oto yi teg 1 million way kii ko teg way ñaa ci jaari si kilo 1 million way kii ko 1 million way kii ko si kii jaari si kilo 1 million way kii il faut ngeen vigilant. waaw Cheikh Kouyaté yal na la yàlla defal jàmm yal na la yàlla suturaal. léegi da ngay noppalu. waaw parce que maa ngi commencé sonn ngeen wax parce que wax dafa métti. kii mën naa xool trop nag. xam naa Sadio Mané day football ci kanam. dafa choqué. Jean dafa mën a xool. Sadio Mané day football ci kanam. ñoom bu ñu gagné nii rek dañuy dem Ligue des Champions xam nga. Sadio dama bokkoon mais dafa mel ne suñu bokk ba waxu ci dara waroon bàyyi ko. dinañ ñëwaat ci yow Pawlish le temps nga soufflé tuuti. ñu nuyu Bintu. xool na xool trop. donc tey dañuy waxtaanee ci hypertension artérielle comme que depuis le 17 moo nekkoon la journée mondiale de l'hypertension artérielle. maladie cardiovasculaire très silencieuse. population yi sama jabar moom buy wax. dama bëgg ñu koy dégg goo xam ni. waaw dégg gu leer daal laa bëgg ay demal. c'est bon. waaw. dès le début. donc comme ni ma ko doon waxee rek dañuy waxtaanee hypertension artérielle. mu nekk une maladie chronique le 17 mai passé donc moo nekkoon la journée mondiale de l'hypertension. léegi xam naa dinañ ñëwaat ci yow léegi. le temps ñu xool Mbaye ak Jeanne na ngeen def Mbaye Jeanne vous allez bien. oui ça va. mën ngeen nuyoo croisé rek. waaye ça va kii nuyu jox kii kay nuyu parce que mën na nekk seen nuyoo bu mujj. boo xam mais tey tey yéen da ngeen kontaan xaw ma lan la lu mu demee noonu. Mbaye na nga def toujours kontaan. toujours dañuy kontaan maa ngi leen di siyaar bu baax. mais Jean ku mën a xool la nag. xam nga ku ñuy xool waaye mën naa xool trop. mais Pawlish dañuy fay sa micro de foog nga maandu ba nuyoo ba pare. je vais bàyyi lay xar. chaque jour boo ma invité ma bàyyi lay xar ma ñibbi. demal Mbaye nuyoo. ma ñibbi de. nee na su ma bàyyi lay xar. ayca. maa ngi lay siyaar Guèye. di nuyu moom Pawlish maa ngi lay béggee bu baax di nuyu waa plateau bi yëpp maa ngi nuyu aussi mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan rendez-vous bu heure bi jotee tey nag damay sama daal Dakar dinaa dem ba corniche ba ku ne xam ne defoon nañ fa ay matériels yoo xam ne pour population bi dafay dem ñenn ñi nga xam ne dañuy faral di tàggat seen ay yaram jëmbatoon nañ fa ay yëf yoo xam ne fa la ñuy nekk di fa entraîner mais heure bi dafa nekk ci ay difficultés ay jafe-jafe yoo xam ne ñoom génn nañ wut ku leen ci dimbali bu ci kanamee tuuti naa jàllale vidéo bi après ñu gën ci yaatal. ayca loolu ci kanam
tuuti lay doon ak Mbaye comme tous les mercredis. Jeanne aussi elle est là tous les jours pour le meilleur de l'information. Jeanne. Dieye na nga def. ça va bien et toi. alhamdulilah. cool di la nuyu di nuyu Mouhamed ñi nekk ci plateau bi di nuyu Pawlish ak ñi nga xam ne ñoom ñuy seetaan si kanam tuuti ñu daal di ñëw ak ñoom ci info yi gën a faax ci réseaux sociaux yi. ayca loolu itam ci kanam tuuti lay doon tout juste après Maman Diallo mi nga xamante ni moom itam chaque jour moo ñuy jox le meilleur du xéwal mais aussi wax ñu spécialité wu parfum bu neex bi di top 10. d'accord na fi donc dañuy ñëw ci produit Uniparco bi nga xamante ne nag mooy top 10 comme ni ma ko waxee nag saa su ne plaisir lay doon ma daal di koy présenter donc mu nekk une gamme d'eau de toilette comprenant des références ñu am 7 références 5 yi nag c'est pour les femmes et les 2 autres nag c'est pour les hommes pour jigéen ni ñu am amour sensitive passion majestique ak li nga xamante ne aussi mooy idéal donc pour góor yi nag muy élégance ak intelligence en même temps aussi c'est un mix des meilleures fragrances parfumées du monde mu leen accompagner seen ay déplacements yëpp que mu nekk mbir Ndakaaru Njaay wala fépp ci Sénégal mun ngeen ko am ci grande surface yi ba pare nag mu nga ko def sa poche wala sa sac nag photo bëgg a xeeñ neex nga daal di koy jël piisoo ko bu ko defee nag xel bi 24 heures sur 24 dafay def ci li nga xamante ni mooy sa ay yére donc nag mu ngi noonu moo nekkoon produit Uniparco bi nga xamante ni mooy top 10 boo leen bëggee ci xéwal yi nag mën ngeen tàmbalee woote day léegi ci 88 628 89 90 wala 88 628 28 28 wala ngeen bàyyi seen ay numéro téléphone ci suñu page l'officiel Sen TV wala suñu page YouTube des médias Mohamed Nafi Dieye. ayca donc woy leen di commenter comme ni ko ma waxee bu ko defee ci kanam tuuti mu jox leen ci xewal mais maanaam waat nag dafa mel ni noppi na de. donc micro bi baaxaat na. yow xam nga moom booy wax man ñeneen ñi du ñu wax man sama yoon neew mais yow moom booy wax. seetlu naa ko donc ma dellu di leen nuyuwaat comme ni ma ko waxee sànq di nuyu suñu ay téléspectateurs tey dañuy waxtaanee hypertension artérielle le 17 passé bokk démb moo nekkoon journée mondiale de l'hypertension mu nekk une maladie cardiovasculaire une maladie chronique bëri trop ci suñu réew ñuy noté ni que population yi dañ ciy sonn bu baax ci kanam tuuti ñu ñëw ci indi ci ay leeral ak prévention bu nga xam ne mun nañ ko ci amal. daanaka askan wi soxla nañu ko parce que li muy rey wax nga ko bëri na lool sonal na askan wi bu baax a baax donc bu ci kanamee tuuti Bintu moom dina ñëw ci solution yi buñ ko mënee tuddee noonu na fi. ayca solution yi ci kanam tuuti lay doon ba tey ci première partie bi ak Bintu Kane sans plus tarder Mohamed dañuy dem rapidement xooli ñu daal réseaux sociaux yi xëy tey ak Jeanne Mendy. ba tey Jeanne point Covid dañ koy démarrer comme tous les jours. effectivement Nafi Dieye a rappelé juste qu'on est mercredi 19 mai 2021 def nañ lu toll ci 1358 tests 29 ñoo ci daal di dikk positif 4 cas contact la ñu am ak 29 transmissions communautaires 35 patients contrôlés négatifs donc déclarés guéris 9 cas graves ci suñu service de réanimation yi aucun décès n'a eu aujourd'hui ci Covid-19 Nafissatou Dieye Mohamed. Aïcha ba tey ñu waxtaanee Baba Diagne ak Dieynaba. Triste histoire d'un jeune couple boo xamante ni dañu ñàkk seen bakkan ci benn accident fan yële ñu génn. dëgg la Nafissatou Dieye mu xewoon le 12 mai bi ñu génn ñu nekkoon un jeune couple de médecins bi ñu marié woon sax yàggul ñu doon jógee fi nga xam ne moo di Touba ngir dem Saint-Louis pour passer fa fête bi nga xamante ni moo di Korité malheureusement ñu daal di am ab accident jëkkër ji di Baba Diagne daal di see ñàkk bakkanam sur le coup jabar ji Dieynaba Dia dafa nekkoon dans le coma bi ñu suulee jëkkër ji nag ba mu am une semaine moom jabar ji la daal di génn àddina démb ci mardi bi mu nekk lu métti ñu xamal ni que rek kii nga xam ne moo di Baba Diagne nekkoon jëkkër ji c'était un médecin prometteur nekkoon président itam de la commission des programmes de PCS mu nekkoon ñoo xam ne dañoo amoon avenir ci métier bi nga xam ne moo di médecine bi nga xam ne moom la ñu choisiroon malheureusement ils sont partis comme ça à fleur de l'âge Bintu Kane mu nekk lu métti lu doy waar li nga xam ne depuis boobu ba tey le 12 mai ba fi ma taxaw di wax ñu ngi partager seen ay photos ci réseaux sociaux yi. xëy rek bu yàlla soxlawee ñëpp ñooy ñàkk am na décision yoo xam ne suñu borom rek moo ko ñeme nit sañu def loolu moromu nitam bu ko defee it dina nekk loo xam ne dina doy waar trop donc ñu leen di dellu di leen ñaanal fi ñu jëm gënal leen fi ñu jógee suuf sedd bu baax ci seen kaw yàlla may seen ay famille aussi xolu muñ bu baax a baax parce que lu métti la ñun ñi nga xam ne xamuñ leen sax en tout cas bi ñu yëgee nouvelle bi ça nous a attristé donc face à la volonté divine rek dañuy wax alhamdulilah parce que nit bu wàññeekoo sant yàlla moo si war a tegu
ayca ba tey Jeanne ay carton en paille la ñu prévoir pour protéger suñu alam bi. dëgg la Nafissatou Dieye ñu ngi fàttali rek ni que le 8 janvier 2021 état bu Sénégal daal di woon mettre en place benn loi numéro 2020-04 pour dàq lépp li nga xam ne moo di utilisation li nga xam ne moo di papier en plastique ndax ñëpp xam nañ ni dafay lor li nga xam ne moo di la nature naka noonee benn société de la place bu yëngu ci wàllum ndox moom daal dinay dàq lépp loo xam ne rek dañ koy utiliser lu jëm ci plastique su ko defee li nga xamante ne moo di les pailles yi xale yi di utiliser di ko naane yooyu les jus wala boisson dañ koo daal day transformer en carton nga xam ne dafay gaaw a sey ci nature bi ñoom nag daal dinañu jël boobu les mesures ngir yombal peuple Sénégal ñu gën a dund ci ni mu gën a amee jàmm ak nature bu si ndax ñëpp xam nañ ne les papiers en plastique dafay menacer bu baax a baax li nga xam ne nature waaye tam képp koo xam ne day dund si kaw suuf. c'est biodégradable de na fi jóge de papier ba plastique moom fu mu xam na dem Mouhamed. Thiès tamit moom xam naa ne la fa xew doy na waar élève ba daal dàq dañ ko convoqué ko ndax silib yi mu doon jaay ca classe bi. dëgg la Mouhamed loolu nag mu daal di xewee foofu la ca Thiès ci benn élève bu jigéen bu yuwoo ci turu Mame Diarra Ath toll ci classe de 3e moom moo nekkoon en plein cours d'anglais di jaay li nga xamante ne moo di ay slip naka noonu la ay directeur école am daal day convoqué ses parents pour xamal ni ko rek boobu les classes ak école bi du marché ba seen doom di fa indaale ay slip di ko jaay ci boobu les classes moom nag daal dinañ koy jox ak convocation ba noppi daal di koy tasaare fépp pour ñaaxaat bépp élève boo xam ne rek da ngay def yooyu les xeetu commerce ci biir école yi dàq ñu ko sax waaye boo demee ba di ko def xanaa nga xaar ba nga wàcc wala nga génn récréation. man convocation ko sax moom a njëkk yéem man. xam nañu bind convocation waaw bu ñu ko mënee woon nañu c'est disponible bu ñu mënee woon convocation bi mu ngi noonu. motif waaw slip dans la classe en plein cours d'anglais motif bi. mais c'est à juste raison nag parce que il faut quand même dire que en classe en salle de classe ñu fay jàng war nañoo mën a jàng ba noppi après lu ñuy def ñu doog ko def du marché du mbedd mi salle de classe dafa am un but précis bu la fa indi je pense que loolu nga war a respecter mais booy jaay ay élèves ay slip ça signifie que da nga leen di déconcentrer alors que classe concentration maximum moom moo fa war a am genre tey police élève bi dañ ko dàq classe ndax dañ jël sa micro. non élève bi ni mu def. dañ ko dàq ndax da doon jaay slip ci classe bi. non slip bi nan la demee. slip góor wala slip jigéen slip bi daa bëri façon. ay slip daal la doon jaay. ñu dàq ko ci école. dañ koo convoqué dàqaguñ ko. dañ ko convoqué c'est-à-dire ñoom bu nekkee ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw nag ñu indi ko ay conteneur slip dafa war a jaay slip ci yoon. xam nga des fois monsieur yi dàq ci loo xam ne loolu du yoon te monsieur yi dàq jënd slip ci àddina du dëgg slip moom dara nekkul si keroog war ñoo dàq ci kuy jaay slip moo tax moo gën jaay boobu wala mais boo ko jaay nga bàyyi ba nga wàcc soo amee xarit nekk ci classe bi nag di jënd slip yoo xam ne amuñu slip dina jaay slip ñu def cours ak kii cam gën na slip moom ku war a jaay la kaa war a jaay loolu moom amul dara lu ci dàq moom sérieusement du ko dàqee kon slip yi jaay neex ko slip yi ñaaw lay jaay wala koo dàq moom wala koo dàq de dàq moom dàq ma dañ ne chose slip yaa ngi nii slip ñaan lay jaay sax si bàyyi téléphone bi nga wax bëgg téléphone bi dara waxal ko prix slip bi ñaan la jar prix slip bi non xam ma prix bi nag wax dëgg yàlla. dañ ko laaj prix est-ce que du cher lu mu cher moo tax ñu dàq ko lan lañ ko dàqee kay jaay si ñu dàq la moo gën ñu kii li mu pourtant lu baax lay jaay. silib xale yi solatuñ ko mooy balaa càgg moom mu jaay silib lu baax lay def na pourtant mais Sénégal bëgguñu lu baax kuy jaay silib pour silib ni mu amee non silib dafa. Bintu dafa choqué. Bintu dafa sonn. xanaa moom mi ngi may soog a invité tey. mi ngi soog a teg sama plateau tey. Bintu waaw c'est normal nag. man damaa xaw a dis Bintu damaa dis de. Aïcha Jeanne ñu jeexal ak axe Dakar Montréal ay jaaykatu drogue ñoom ñoo fa nekk di nax GP yi ngeen ñoo transporter leen seen drogue boobu ñuy jaay. dëgg la Nafissatou Dieye mu mel ni rek actuellement ñi nga xamante ne moo di GP yi defkatu ñaaw te fii dañoo jóg rek ngir sooxeel li nga xamante ne moo di seen ay liggéey ndax bu ñu demee ba seetlu ni axe Dakar Montréal Dakar ay defkatu ñaaw teef dañuy mbubboo ñi nga xamante ne moo di GP yi maanaam di dugal ay drogue ci seen i ay colis pour ñu jëlee ko Montréal indi ko fii ba Dakar dafay daal di indi problème ñu xamal ni que rek jot nañ cee jàpp nag ñi nga xamante ne moo di complice su defkatu ñaawteef boobule di Almine Boucar Djibo nekk foofule ca Montréal moom nag actuellement ñu ngi koy seet bu baax a baax ca Montréal waaye kii lee di Abdel Karim ak Abdoulaye Kevin Diagne bokk na ci itam ki nga xamante ne moo di Abdoulaye Badara Sibi Abdoulaye Kevin Diagne nag ñu gën koo xam ci Caaya moom nag bokkoon na ci li nga xamante ne moo di affaire Mati Mbodj bi lëmbee woon Sénégal bu
yàggul dara waaye nag dañ ko àtte woon ci li nga xamante ne moo di un non-lieu Nafissatou Dieye. merci beaucoup on espère que yoon dina ci def liggéey bi war parce que nag il faut quand même dire que fii ci Sénégal suñu ñi ñu dénk wàllum kaaraange ñu ngi def liggéey yu am solo ndax démanteler ay gang yu nekk ci ay ask di convoyer drogue moom vraiment démantèlement bi rek liggéey bu am solo la Jeanne merci beaucoup on te retrouve yow itam suba incha allah ci yeneen i actualité yu tukki ci réseaux sociaux yi Mohamed incha allah Aïcha mën nañu dem ci maman wala ñu dem ci Bintu rek moom mu baaxaat produit voilà bëgg naa am ñu dem ci wala ñu waxtaanee hypertension ba pare parce que point la bu am solo boo xam ni certainement sunu yaay yeeg sunu papa yeeg yenn mag yi wala sax jeunes yi ñenn ci ñi ngi toog di xaar solution yi nga xam ne Bintu Kane war na ko ci mën a andi Aïcha donc bu Bintu pare ñu dem santé Aïcha Aïcha Bintu waaw Mohamed donc comme ni ñu ko waxee à l'entame rek tey dañuy waxtaanee hypertension artérielle et c'est important di waxtaanee hypertension artérielle parce que ci ay xayma organisation mondiale de la santé dañ xam le ni que 1,113 milliards de personnes dans le monde dañu am hypertension artérielle et des statistiques ont montré aussi qu'au Sénégal 30% des adultes dañu am hypertension artérielle yeneen jàngal wane ni que 30% boobu sax c'est à revoir war nañ ko xoolaat parce que population sénégalaise lu ëpp 30% en tout cas dañuy souffrir ci hypertension artérielle boobu problème majeur bu nga xam ne noté nañ ko ci hypertension artérielle mooy Paulish waaye ma waxtaanee hypertension d'accord donc waaw d'accord donc je perds le fil là donc hypertension artérielle mu nekk une maladie chronique cardiovasculaire bu ñuy wax une maladie cardiovasculaire mooy feebar bu nga xam ne dafay laal xol bi mais di laal paroi artère yi nga xam ne fa la deret bi di jaar aussi yooyu aussi c'est important ñu koy noter donc bi nga xamee ne plus de 30% des populations de la population adulte sénégalaise am na hypertension artérielle boobu noonu qui est une maladie silencieuse maa ngi ko doon wax léegi que xayma yi en tout cas des études ont montré que plus de 30% de cette population adulte am nañu hypertension parce que c'est une maladie silencieuse donc nit ki mun na bañ a am benn signe en tout cas buy wane ni que am na hypertension artérielle donc day dem rek ba indil ko ay jéeya ñuy doog a xam ne hypertension moo nekkoon à l'origine de ça donc c'est important ñuy wax ci lan li nga xam ne rek kër war na ko am comme jumtukaay par rapport à l'hypertension artérielle mooy kër gu nekk war na am tensiomètre à défaut d'avoir loolu mu nekk lu nga xam ne day permettre nit ki mu mesurer tension artérielle am ba xam tension am naka lay fonctionner su dee dafa am tension buy yéeg mu xool ko su dee dafa am tension buy wàcc mu xool ko donc bu fekkente ni kër yépp am na tensiomètre à défaut pharmacie boo dem tey jii nii mun nañ la xoolal sa tension artérielle donc mu nekk pratique yu nga xam ne nit yi dañ ci war a bàyyi xel parce que ñu ngi koy wax la fois passée que la première cause de consultation en neurologie mooy AVC donc hypertension mooy un premier facteur de risque bu nga xam ne mun na indi AVC donc mu nekk lu nga xam ne war nañ ci bàyyiwaat xel leneen li nga xam ne war nañ ci bàyyiwaat xel mooy consommation yi nga xam ne dafay am ci suñu biir kër yi donc hypertension artérielle li ko mun a indi bëri lool donc ñàkk a tàggat yaram mun na nekk à l'origine de l'hypertension artérielle une forte consommation en sel xorom mun na nekk à l'origine de l'hypertension artérielle hypercholestérolémie mauvais cholestérol dans le sang aussi mun na nekk à l'origine de l'hypertension artérielle donc yeneen feebar lu ci mel ni diabète boo xam ne c'est mal traité aussi mun na indi hypertension artérielle la goutte mu nekk une maladie rhumatismale mun na indi hypertension artérielle hypertension artérielle aussi dans ses complications mun na indi lu ci mel ni insuffisance rénale mun na indi AVC mun na indi infarctus du myocarde mun na indi attaque yu bëri ci organisme donc baax na aussi nit yi di bàyyiwaat xel mais comme li ñuy wax souvent ni mag ñi li ñuy faral di lekk guddi lu bëri souvent du ñu doxantu wala ñuy boole lu tàng naan ko léegi ba teg ci lu sedd est-ce que yooyu tamit bokk na ci li koy andi tout à fait parce que lekk lu tàng ba xam nga boo lekkee lu
lu tàng par exemple nga reer un repas copieux nga lekk lu tàng parce que li ngay lekk d'habitude dans nos maisons dafay am diw boo naanee lu sedd dafay way ci sa biir bi alors que boo naanee lu tàng dafay am possibilité nga am une digestion rapide maintenant bu wayee ci sa biir bi lu nekk mun na lu ko indil l'autre fois maa ngi déglu Ndeye Khady bu nga xam ne mu ngi doon théâtre muy expliquer AVC ni mu ñëwee si moom donc muy expliquer aussi repas copieux bu nga xam ne amaloon na ko nee na dafa lekk 2 kilo dibi teg ci coca bu sedd bi muy yeewu la yeewuwaale AVC donc c'est logique et c'est une bonne communication venant d'elle mu def ko par rapport aux populations pour ñuy bàyyiwaat xel yenn comportement alimentaire yu nga xam ne am nañ ko comportement beneen bu nga xam ne toute personne war na ko am mooy au-delà tàggat sa yaram tàggat yaram organisation mondiale de la santé mu ngi koy xayma ci 10 000 pas par jour mu nekk équivalent 30 minutes de marche nit ku nekk war na ko amal nit ku nekk aussi war na tàmmal ci biir këram en tout cas lekk bu nga xam ne safut xorom trop niinul trop safut suukar trop donc yooyu nekk na yu nga xam ne en tout cas c'est des choses à éviter ba moytu hypertension parce que ñu bëri ñu ngi am tey hypertension tant que indi lu leen AVC tant que indi lu leen yenn complications yi duñ xam ne am nañ hypertension artérielle